ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañuy ñëw ci loo xam ni wax dëgg fa yàlla bettuñu ñun xamoon nañ ni Macky Sall bu demee ba jaaxle pour déglu discours barki Dembo Njaayam bi xam ni jëmm ju désolé mooy wax waaye xamoon nañ ni ngir layal ñàkk adopté proposition de loi ñeel criminaliser wàllu ngóor jigéen ngir mën ci génn dafay mbubboo ñuy woowe seen bopp ay nitu diine d'ailleurs balaa ñuy avancer dañuy leeral lu ñu mën a dippee usurpation de fonction tukkee ci imam yi demoon palais ndax ku xamul dafay jël mboolem imam yi nekk Sénégal def leen ci benn sac alors que am na ay imam yu digne yoo xam ni kenn mënu leen jënd wala di leen utiliser pour ay mission teggi tuuma ndax dañoo dégg kenn ci ñoom muy Moustapha Gueye yëkkati kàddu yi wax ci baatu imam yi nekk Sénégal gépp ñun du ñu def lu mooy di la féliciter ci sa taxawaay ci loola ci turu nag imam yëpp nag ak diine l'islam di leeral foofu ne ñoom waa association nationale des imams et oulémas du Sénégal muy ANOS te moom Moustapha Gueye jiite ko Oumar Diène toftalu ci moom d'ailleurs daañu ñëw ci moom Oumar Diène mooy kan li mu capable ak li ko mbiru àdduna jaral ñoom contrairement à ce que Moustapha Gueye li mu wax représenté wuñu imam yi nekk Sénégal gépp bay wax ci seen baat ñoom ñoo dem ci seen teeyu bakkan mais pas ci turu imam yi nekk Sénégal gépp Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal di kuréelu imam bi gën a représentatif imam Ahmed Dame Ndiaye moo ko jiite di itam membre ànd sàmm jikko yi kii kenn du ko këllëkëlee di ko dugal ci campagne de propagande ndax benn dafa bokk ci imam yi gëstu xam na lan mooy nouvel ordre mondial ba genre Macky Sall yi duñ ko yeblu di ko dugal ci yu ñàkk fayda ñaar ku mën a défendre ay position am la ba bu jàkkaarloo woon ak Macky Sall dina ko wax lan mooy dëgg kon bu ñu jël imam yépp boole leen ci benn saak ñiy diñe ngi diñ ba léegi ñun li ñu gis barki démb palais dafa mel ne benn Macky Sall bu togg ak ay surgaam ñu koy xalamal di ko riitil di ko tagg ak ndokkeel vidéo yi boo ko seetaanee yow da ngay ruus. yow nag lañ ci wax ci problème mu góor jigéen yooyu jooju wax kenn mënatu cee wax lenn kenn mënatu cee teg lenn ndax dara da caa manqué wut te it ni nga ko waxee ci biir réew mi noonu la ko bitim réew déggee. te man je crois que comme noo ngi ci république la ñuy dund am njiitu réew boobu kàddoom bu ko yëkkatee day laawaale ñëpp peuple bi yëpp te gis nañu sa taxawaay aussi courage rek mooy tax nit ki toog ci tribune bu officielle sur le plan international défendre position boobu te loolu ñëpp gis nañu. waaye nun daal rafetlu nañu taxawaay bi nga ci taxaw te it li nga wax dafa frank layu tant que maa ngi jiite réew mii lii du fi am loolu wax dëgg si yàlla wax ju frank layu la. balaa ngaa ñëw ci réew mi ña ko doon doxal nga ñëw teg sa tànk ci loolu di ko doxal lu gën a rafet ca loola ñu naan la na nga def nii nga def na nga ne diine du ma ci laal dara du ma ci soppi dara dama koy doxal ñi nga xamee noonu la doon doxee kon dañ la ciy gërëm bu baax président de la république dañ ciy gërëm bu baax di la ñaan bu baax a baax. nañu wax ak nit ñi xamal leen ne amul lu ci soppeeku président Macky Sall waxul ne kat nañu bàyyi lii defaat leneen lii fi nekkoon ñi ngi ko dénk muy yoon ñu ngi koy doxal. ñun nag mbetteel gu ñu am ci imam yi mooy balaa ñuy ñëw ci kaw Macky Sall ak tappaleem yi ndax ci discours am ñu bari bàyyiwuñ ci xel mais ñun toog nañ dégluwaat ko attentivement dafa mel ni moom Macky Sall kuy soofantal mbiru góor jigéen dem na ba naan waruñu leen considérer comme ay reykatu nit. criminaliser nag mooy loi bi dañ koy def ci daan yi gën a métti mel ni ko rey nit. daan ci ñëw ñu bari bàyyiwuñ ci xel mais li ñu bett ci imam yi mooy dañoo jam paaka ginnaaw Ababacar Mboup di coordonnateur ànd sàmm jikko yi dem ba palais di ko jéebaane di ko jëw mel ni mosu leen seeti waxtaan ak ñoom ci projet bi mbootaayu góor jigéen ñi namm Sénégal lii archive la c'était en mars 2021 bés bi Ababacar Mboup di seeti imam yi demoon palais barki Dembo Ndiaye ngir présenter leen projet plan ak pexe yi borom ñaari tur yi di nas en complicité ak nguuru Sénégal imam yi daal di signé pétition bi ne daañu ko xeex ba fu mu yem neex imam yi dem ba palais xamuñu lan lañu leen mosal ñu daal di soppi discours complètement
wëlbatiku di ŋàññi waa ànd sàmm jikko yi bëgg leen présenter comme ay naxaatekat ay yéekatu fitna. sunu article 319 bi nga wax léegi rappelé que ci 1965 dafa pénaliser lépp loo xam ni acte contre nature la te yooyu ca la bokk kon je crois que yooyu yëpp rek wax dëgg yàlla doy na sëkk ci nu mën ko doyloo ba yem foofu ba nga xam ni fitna du am. parce que dafa am loo xam ne dañ ne ñiy raas déem ak ñi xam lan bokkuñu parce que dañ ci profité ci loolu dugg ci pour yàq te loolu lañu gis dañ ci profité pour yàq. jàmm la ñu soxla fitna tey kenn soxlawu ko parce que tey jafe-jafe yi nit ñi nekkee tey je crois que ku ci nekk tey la ngay xalaat mooy lu soqali sa réew jëmale ko kanam lu soqali sa askan jëmale ko kanam que nekk ci yoo xam ne wax dëgg yàlla xëy na du ñu mën a jural benn njëriñ. kenn déggu la ci ay wala nga oote ci ay mosut am kon nit ku sedd nga nit ku bugg a jàmm nga wax dëgg yàlla tuuma nag dal na ci réew mi te it ndokk yàlla bi ñu déggee ci suñu nopp te lii it ñëw tey di tuuma foog gor di ko dindi tuuma moom gor du ko ragal a dindi te mooy dëgg. dañuy taxaw ci ki mujjee wax muy imam Oumar Diène moom déjà accusé na waa ànd sàmm jikko yi ñuy wër di tuumaal ay doomi aadama te pourtant moom ngeen seen fii bi leen Ababacar Mboup seete woon présenté leen ay programme ay financement yu bàyyi ko bitim réew ngir dooleel nguur jigéen ci Sénégal des preuves à l'appui te moom muy imam bu jàng xam li xew mën a lire mën a def ay interprétation lan moo tax dafa ko woon boobu noonu léegi ñu dem palais Macky Sall tegul seen loxo lenn lu dul ay kàddu te ñoom xam nañ xel ni Macky Sall du wax katu dëgg ñu daal di teg ne la ay preuve ne ñoom kàddu Macky Sall lañ jàpp te moonte imam dafa war a gëstu dafa war a xam actualité imam dafa war a méngoog jamonoom di gëstu lay xew bitim réew ak biir réew mi di ko confronté ak diine ngir buy xutba mu am lu mu mën a jariñ ña koy teewlu imam dafa war a sut niveau ñi nga xam ne ñooy yeneen jaamu yàlla yi muy jiite comme ni ko imam Ndaw di defee imam Sëñ Rafaay Mbàkke imam Babacar Sylla imam Dame Ndiaye imam Dramé li tax nag ñu taxaw lool ci mbootaayu imam yi demoon palais mooy Macky daf leen recruter jox leen ay moyens ngir ni Ababacar Mboup defoon wër Sénégal gépp xamal li ñuy nas ci réew mi ak mbootaayu góor jigéen yi ñu ne leen ñoom itam ñu toppat ci tànk yooyu noonu ngir teggil tuuma Macky Sall moom jéemul weddi jéemul teg dara suñu loxo mais imaam yi ñoom la utiliser ngir ñu xeex ak waa ànd sàmm jikko yi lii faaw sénégalais yi xam ko. dinañu def tournée nationale comme ni ñu ko daan defee def ay xutba éclairer nit ñi ndax ñun suñu association war nañu mën 22000 imams yi ci nekk léegi sur l'ensemble du territoire national information bu ñu bëgg a joxe à la minute ñëpp dinañ ko am mais du tere tamit dinañu dem ci imams yi ci région yi comme ni ñu ko daan defee yàggul dem wax ak ñoom. incha allahu taala comme ni ko président waxee nun dañuy jottali message lii nga xam ne moom lañ jëlee fii comme ñoo yor imam yi ci 14 régions ci Sénégal ak 46 départements yi dinañ ci wax ak ñoom ñu delluwaat ci xutba yi pour jottali sa message bi nga xam ne moom la wax ba nit ñi gën ko dégg mu gën leen a leer. yu mel ni nag boo ko gisee en tant que musulman da ngay am lu la métti lool surtout nag tukki ci ay magum jëmm ñoo xam ne ñoo waroon joxe le bon exemple léegi nag comme que ñoom fii lañ toll xaalisu àdduna topp seen bakkan jaral na leen yu mel nii léegi balaa kat dóorukat yi di leen seet si yéen sénégalais yi gannaaw ba ñu encaissé dañ leen di won ñooy ñan imam Oumar Diène bii ngeen seen mooy kii lëkkaloo waa Israël yahudi yi ñiy boom waa Palestine suñu mbokku jullit ngir ñu mel ni moom di dem ci musulman yi moom imam Oumar Diène naan leen waa Israël duñu ay nit yu bon lii mooy liggéeyam. image bii ngeen di seen mooy voyage bi mu amaloon Jérusalem en novembre 2014 ñun dañoo jàppoon ni soppeeku na ndax doomi aadama mun naa am jikkoy safaan mais dem ba tuub suñu boroom yërëm ko mais ndekki alkaati du bàyyi dóor même imam bi muy imam Oumar Diène tuumaaloon nañ ko fi cay luubal wàllum cantine ba waa dik jàpp ko ñu yóbbu ko ci yoon teg ko ay daanu des centaines de millions donc lii il faut que sénégalais xam ko maanaam profil yi ñu présenté
Macky Sall forcé ñu leen ñooy ñan. keneen ki ngeen déglu woon sànq tamit muy Imam Mokhtar Ndiaye moo leen jëlaloon kàddu ay weer ci ginnaaw ba tey même groupe bi chaque jour ñooy ànd di lijjanti seeni mbir ci turu imam yi nekk Sénégal di liggéey xaalis seen kaw di dugg ci ay bureau di dóor ay imam moo leen jëlaloon kàddu moom Imam Mokhtar Ndiaye gannaaw ba leen Diouf Sarr recevoir woon en septembre 2021 enveloppe yi daw ñu daal di génn ci bureau Diouf Sarr ne mboolem imam yi nekk Sénégal gépp ñoo ngi soutenir candidature Abdoulaye Diouf Sarr. Nous, Association des imams et oulémas du Sénégal, vraiment, nous le soutenons, n'est-ce pas, surtout sur les futures échéances électorales, n'est-ce pas, notamment les élections locales. Nous le soutenons vivement, n'est-ce pas, pour que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une réussite parfaite, Inch'Allah. Donc, imam yi, nii la ñu nekkee Ndakaaru encaissé propagande dóor bu ñuy seet ay politiciens dëgg-dëgg ndax Macky Sall toog na ci seen kanam di accuser waa de sàmm jikko ay politiciens. kon dama xamantul ci mbir moomu lan moo war a taxe di ñu xëy rek bés élection jib ñu yëkkat dina waa nguur gi ñoom ñoo bëgg a dindi loi bi wala boog bañ nañoo criminaliser. bu yemoon ci wàllu politique man du ma metti waaye su ma gisee nag ñu dugal ci ay imam wala ay nitu diine dem di leen wax di leen won di sos. te ñoom rectifié wuñ ko waaye bu ñuy seet ay politiciens ñii ñooy politiciens yu mag yi ndax ànd sàmm jikko yi kenn mësu leen dégg ñuy joxe consigne de vote naan voté leen diw ak diw ci yoonu yàlla la ñu nekk bés nag bu ñu demee ñoom ba war a dugg assemblée nationale loolu daan ci taxaw wax ko ndax réew mi kenn moomu ko. bu ñu ñëwee nag ci Macky Sall naruñu woon sax attardé wu ci moom ndax sénégalais yépp xam nañ ni du wax ko du dëgg. mais dafa am benn mbokk bu nañu VAR bi ngeen def ci seen page Facebook dafa am partie yoo xam ne en français la te ñu bari ci suñuy yaay ak suñuy papa duñu xam li Macky Sall di wax bitim réew maanaam moom buy wax ak sénégalais yi ci wàllum góor jigéen discours ba muy tenir du bokk ak li muy wax ak tubaab yi. la preuve rencontre bi mu am ak ñiy woowee seen bopp ay imam lépp en wolof la amul discours en français te moonte imam yi fa teewoon am nañu ci dégg français. Macky Sall mënoon naa def discours en français ku ci mel ni Imam Mokhtar Ndiaye mi nga xam ni sax moom buy waaraate da koy def en langue française ñu daal di traduire la ñu wax mais defuñu loolu pour wal leen ni ñu orchestré ndaje bii nii tourné ko mel ni kuy jouer théâtre monté ko daal di koy tasaare ci média yi donc Macky Sall moom ñaari discours lay tenir buy wax ak ñun en wolof lii lay yëkkati ci kàddu. amoon na jamono. ci bitim réew ak ci biir réew mi amoon na ñu doon yëngu ngir ñu dindi loi boobu ndax ci àdduna bi bëri na tey réew yoo xam ne dañuy dox pour ñu dindi pénalisation de l'homosexualité la ma ci jot a wax ci Sénégal wax ko ci bitim réew wax ko ci kanamu àdduna bi yëpp wax ko ci kanamu président Obama fii ci palais bi wax ko ci kanamu premier ministre bu Canada Justin Trudeau wax ko ci kanamu Union européenne man na leen fii ak maa ngi nekk président du Sénégal suñu loi boobu kenn du ko laal. donc Macky buy wax ak ñun lii la ñuy gëmloo maanaam góor jigéen duñ fi yàqee seen nàkk waaye bu demee ci ay plateau bitim réew ca tubaab ya ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam lii lay wax. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Sans ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. nee na Sénégal am na ay góor jigéen borom ñaari tur yi libre nañ ngir gundaandaat ci réew mi. amuñu problème ak gouvernement bu Sénégal lii la wax waa bitim réew kii mooy Macky Sall mu ñëwaat yëkkatiwaat kàddu yi. kenn mënul wax ci Sénégal ne gis nañu suñu nguur mu ngi dox lu toll nu tarfatal ay ni ci naan dafay soppi loi boobu kon kay mënuñu comprendre nag ñu bëgg a def loolu sujet fitna. nee na kenn mënulaa génneel preuve buy wane ni nguuru Sénégal dafay jéem a dindi loi bi wax ni dafay aay mbirum góor jigéen mais loolu musul nekk débat kenn musul wax ni Macky Sall dafay dindi loi bi daan góor jigéen ndax loi bi daan borom ñaari tur yi fii ci Sénégal amul lii du suñu kàddu moom Macky Sall moo yebaloon ancien ministre bi ñu dénkoon wàllum yoon muy Ismaïla Madior Fall ca conseil des droits de l'homme bu Nations Unies bitim réew
ne ko boo demee foofu waxal ni Sénégal amul benn loi buy aay mbir góor jigéen. La loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle, mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui, de par leur publicité, s'assimilent à un outrage public à la pudeur. Au demeurant, le Sénégal est un pays tolérant, respectueux des droits humains. moom mi Macky Sall yabaloon nee na loi bu Sénégal aayewul kuy dem di sëy keneen koo xamante nii yéen a bokk awra li loi bi di aaye mooy nga koy def ci penc mi. donc ñi kan lañu yàpp ba ñeme taxaw naan ñu nekkuñu dooleel góor jigéen yi ci lañ dëkk suba ngoon gu dégg bëccëg. d'ailleurs moom Macky Sall mooy wax te ñu bari bàyyiwuñ ci xel te muy lu garaaw a garaaw. ñu yëkkati na waa nguur gi ñoom ñoo bëgg a dindi loi bi wala boog bañ nañoo criminaliser nag mooy loi bi dañ koy def ci daan yi gën a métti mel nu ko rey nit te mel nu ko rey nit te mel nu ko rey nit. maanaam moom dafa nekk di soofantal wàllum góor jigéen mel ni garaawul comme ku rey nit alors que góor jigéen mooy bu góor yëpp àndee di sëy seen biir jigéen ñi naka noonu mooy doom du juddu njaboot du am humanité doomi aadama dafay disparaître. kon lii moo gën a garaaw rey nit ndax dafay disparaître loo ay askan mais ki ñu ne mooy suñu président nee na góor jigéen lu tax ñu koy criminaliser mel ni ko rey nit. imam ya fa toog bu ñu matoon imam daañu ko tegaat ci yoon mais malheureusement lokk nañ ba seen gémmiñ ñi fees ba ñemewuñ ko wax dëgg moo tax liberté lu ko waa jënde jar na ko. Macky Sall nee na itam gars yi dañoo bàyyi ba élection locale ñuy soog a yëkkati mbiru góor jigéen ngir mën koo politiquer. bu fekkoon dafa am su boobaa mën naa ko dégg waaye créer mbir rek fu kenn xamul fu mu jóge bàyyi ba élection jot nga dugal ko pour campagne si. li ñuy leeral foofu mooy Ababacar Mboup 2020 la tàmbali woon wër Sénégal ngir xamal askan wi yëpp li mbootaayu góor jigéen nar. image yaa ngi nii jamono jii kenn xamul kañ la élection di am Sénégal. kañ la ñu xam ni Sénégal dafay dem élection le 10 mai 2021 bi ñu génn donc gis ngeen la manipulation Macky Sall moo dul wax ko dëgg tombe nag moo waral ay gaaf te nguur guy nërmeelu moom mbindeef mënu ci lenn. yàlla moo def jamono bi mbiru góor jigéen yi di jëlee ampleur ñuy waajal élection sénégalais yi xam seeni visage xam ñii ñoo ñan xam ni ñii ndekete ñooy bàjjenu góor jigéen yi ci Sénégal. sortem bi nag li muy signifié mooy fi rythme bi nekk baax na te duñ leen bàyyi comme que ñoom sax nañ ci dëgër bopp ba léegi nee nañ dañoo recruter seeni imam ngir contrecarrer jàmmaarloog waa ànd sàmm jikko yi nañu xam ni askanu Sénégal ndawi Sénégal yi lañu jàmmaar lool. prochaine étape bi mooy le grand rassemblement du 20 février 2022 bii di ñëw lu raw 23 mai moo fi am ci nii wala ci nële. lii moo tiital Macky Sall ba tax muy mel ni dëmm buy jëfru waaye na ko leer lu mu ko jaral benn jaral nañu lu ko raw ndax Macky moomu réew mi. kon tax solo bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.